dal leen ak jàmm ci sunu njëriñ TV bu fekkee ne gan nga ci chaîne bi ñu ngi lay ñaan nga abonné bés cloche de notification bi loolu mooy tax vidéo bu ñu dugal nga mën ko am ci saasi jërë ngeen jëf. amee xel fa ñes ma ko wax. kooku de xam nga bu dul woon li ma wooyee sama sët nee na sëtam laa dégg naa ko ci ay plateau mu wax ko fa sama sët boobu kon du ma del sax ci ay waxam waaye kon gannaaw sët la ma jàppee léegi man ma tontu kon sama maam léegi ma wax ak sama maam kon danaa ko mën a maame ci benn côté mais gis nga ku mel ne maam jooju ku nekk ci benn combat mu ñàkk cee ànd da nga war a sant yàlla bu baax a baax a baax ñun li ñu doon naqari di ñu métti mooy moom mu ànd ci combat bi ànd ci loi bi boobaa danañ tiit lool waaye moom bu àndul ci loi bi dañuy kontaan lool xam nga lu tax gis nga bokk ci kërug cëriñ sa mbokk yëpp di ay sëriñ yu nu naw jox leen cër respecté leen ci bàyyi ci maam ba ci maamaat ñu jug di seeti sa mbokk yooyu yëpp yow ñu tëb la fa neexut xam naa loolu bokk na ci li ko métti. waaye seetu woo leen ko waaw. lu tax seetu woo leen ko. xëy na ma ne bokk na ci li ko métti xëy na. waaw lu tax seetu woo leen ko. waaw mu meloon na ñeneen ñi ñuy seeti rek ñu seeti ko ndax ñeneen ñi ñuy seeti kenn taxawu ci ne waruñoo wax dara góor jigéen yi mais ña ñuy seeti dañoo jàpp ne ñun li ñu métti li leen métti sax laay wax ndax ñoom ñoo ñu jiitu ci li nu métti nii ñu xam ne baaxul mu métti nu dañu xam ne ñoom seeni maam ñi fi nekkoon bu ma tuddee ñaari kër doy na Touba ak Tiwaawan mu yóbbaale ñëpp dañ doon bañ ngóor jigéen di ko xeex ndax yàllaa ko bañ rasulullaay bañ ko moo tax ñun biñ jógee ñu dem seeti leen ne seen maam ya lañ doon bañ gis nañ ne ñu ngi xëcc loola muy ñëw ci réew mi ñu jug seeti ñooñu waaye kii nga xam ne tey moo jug wax lu mel nii jamono ya ñuy jug ne réforme warul am Sénégal ànd sàmm jikko yi jug tudd jamono yooyu collectif non à la franc-maçonnerie et à l'homosexualité bi ñuy wax ne franc-maçon yi war a ñëw Sénégal amal fi daje am nañ benn plateau mu woote fa direct ñu teg waxtaanu Cheikh El Hadj Abdoul Aziz muy wax ci loosu franc-maçon yi nekk fii ci Ndakaaru kii ngay wax nii tey moo woote direct ne El Hadj Abdou loolu muy wax noonu maîtriser wu ko ndax xamul luy franc-maçon ñun mu attaqué ñun lu ko neexee ca jamono yooyu noonu li pour défendre ñan les francs-maçons waaw léegi ñun buñ jógee ci franc-maçon ya ne war a ñëw Sénégal taxaw ba réforme ba fomm ñu jógaat tey ci mbirum góor jigéen waaw léegi ka ñu attaqué woon ci mbirum franc-maçonnerie su ñëwaatee ànd ak ñun ne ñu li ngeen di xeex ci ngóor jigéen baax na dañuy tiit looloo ñu tiital moo tax seetiwuñ ko waaye jamono yiñ jógee départ di xeex ak franc-maçonnerie suñu encouragé woon jaajëfal nu ànd ak nun bu nuy jug moom la ñuy njëkk a seeti yu mel noonu nag léeg-léeg am na ñu muy métti Sénégal bëri na koo xam ne li tax muy attaqué ànd sàmm jikko yi wala di attaqué yenn combat yi da caa bokkut da caa fesut genn kilifa moo doon wax nag ne ñaar dafa am bëgg lu baax ak bëgg sa bopp duñu benn mu ne bëgg lu baax la ñu def fuñ ko mënti defee ku ko mënti def dalay neex danga cee ànd loolu mooy bëgg lu baax bëgg sa bopp nag mooy lu baax lii ñu def ku ko mënti def ak fu ñu ko mënti defee yow defoo ko bokkoo ca loolu neexu la loolu bëgg sa bopp la mais du bëgg lu baax buñ del si waatee nag ci wax ji daanaka yenn yu bari jarul a dellu si ci ay wax waaye benn wax ju simple gis nga bu fekkoon mag ñi ci réew mi yëpp waxuñ ci ngóor jigéen te yàllaa ko yenentam wax na ci doy na soxlawul mag ñi wax ci pour ñu taxaw ñun pour xeex ko ndax ay jullit lañu avant ñuy doon leneen te mënuñoo doon sax leneen lu génn jullit mais sunu borom mais axiru zaman bi ñoom maa ngi ci jox rendez-vous mbokk yi danañ ci dellu si ci alxuraan rek ni mu teratee ngóor jigéen nga xam ne façon terme bu nekk tuddee na leen ko nit ñu ëppal nit ñu réer nit ñuy jalgati wax bon yi nga xam ne nii moom ñoo ko njëkk a def maa sabaqakum biha min ahadin min al alamin yàlla mu ne yéen xawmu lu bon li ngeen di def kenn mosu leen cee jiitu yàlla wàccee mbugal ci seen kaw ba noppi ne xeer ya ma leen dumaa woon ñu jëlee ko ci safara sijjiil wa maa hiya min adh-dhalimina bi ba'id xeer yi soriwul mi ngi fii ma teg su ngeen defatee lu ni mel rek ma teg leen lu jege lu toll ne la ma leen teg loolu alquran la alquran waxu ci lu dul nettali histoire du dëgg amul alquran dafa wax histoire bi la xew wax mbugal gëm leen mbugal waaye tëkku leen wane bon yooyu noonu leen nuñ ko war a moytandiko ak la mu jur rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñun bu fekkoon ne dañu ñëw jëfandikoo li ñu yenent bi wax ñun dañuy demander góor jigéen buñ jàpp nañ ko rendi ndax yenent bi loolu la wax
man wajadtumuuhu képp ku ngeen fekk yaamalu muy jëf amala qawmi luutin lu mel ne la gaayu luut ya doon def ñaari góor yu ngeen bett ñuy jote ñaari góor yu ngeen bett muy jote faqtulul faaila wal mafuula bi rey leen ka nga xam ne moom mooy ka ñuy def ak ka ko koy def yëpp na ngeen leen rey lii xaddis bu wér la bu kenn mënta dindi yenent bi moo ko wax sallallahu alayhi wa sallam waa ki ne ku ngeen fekk muy def lu mel nii rey leen ko kooku wax na ca wala waxu ca yenent bi dellu waxaat ne bokk na ci li ma gën a tiitloo ci yi ma tiitloo mooy ngeen dem bay def la gaayu luut ya doon def mu ne sama xeet bokk na ci li ma gën a ragalloo li ma gën a tiitloo mu xew sama xeet mooy ñu dem bay def mbirum góor jigéen lii waxu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la ba noppi indi àtte ñoom Abdullah ibn Abbas saxaaba yi seen jamono xam nga lan moo doon àtte ci góor jigéen buñ jàppoon taal jamonoy saxaaba yi jàpp nañ ay góor jigéen taal leen comme ni ñuy taalee mat àtte bi ñenn ñi ne mooy nga jël leen yéegal leen ba ci étage ba gën a kawe nga juutal leen ci suuf ñenn ñi ne mooy nga jël ay xeer di leen ko joor comme ne leen yàlla mbugalee woon lii mi ngi ci téere sariya yi ñu teg ñan la wax ñan ñay ànd di jote jëmmi niru lu góor jigéen tamit beneen àtte la am ci diine mooy solo ni ñuy soloo mel nañuy mele yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne rëbb na bépp góor sunu borom rëbb na bépp góor guy jigéen-jigéenlu ak jigéen juy góor-góorlu maanaam l'islam dafa bëgg góor na góoree comme ni ñu koy waxee tey jigéen tamit na jigéene jëmmi jëf ji ànd ji moom pen moo ciy tegu jëmmi niru lu leen rëbbum yàlla moo ci tegu te ñaari yëpp nag lañ wax ne warul am ci société. am na tamit leen lu ma dégg ci kàddu yi mooy ndax yéen da ngeen viser ñi nga xam te ni góor yi nga xam te ni dañoo jigéene par exemple góor bu efféminé ndax yéen ñooñu dafa bokk ci ñi ngeen viser. non xam nga ruubekat yi dañuy ruube rek xam nga waaw bu fekkee nañ loi ki nga xam ne ni moom dafa juddu jigéene mais loi bi tudduñ ci ñooñu tudd nañ ay cas force majeure xaw ma noonu lañ ko tuddee ci. cas de force majeure waaw. force majeure noonu lañ ko tuddee ci loi bi maanaam bi ñu limee LGBT ak tur yëpp ba mu jeex attekat bi moom ci terme loi ak droit yi mu jàng. jox nañ ko benn baat boo xam ne moom buñ ko indilee kuñ ko indil dana xam ne kii kat ku mu war a teg daan la wala ku mu ko war sa teg la. loolu ñuy tëgg loi seen xam-xam màcc na ci ba sóoraale nañ ko ki nga xam ne moo juddu yaramam jigéen mais dañ ko doon yar ngóor jigéen nag kenn du ko du judduwaale. góor gu juddu ni da nga bëgg di ànd ak moromi góoram loolu moom amul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne kullu mawludin yuladu ala al fitra kenn judduwaalewul lu bon te ngóor jigéen lu bon la kon li ñu naan dafa am ñu koy judduwaale non am na ñuy judduwaale nag seen cër nekk ñaari cër loolu nguunu ngaana la xunsa sharia xam na ko jox na ko àtte ci miraas ba ci ndax day jiite du jiite sharia jàngale na ko mooy xunsa mooy ku yor ñaari cëru góor ak cëru jigéen sharia ci miraas àtte na ko ci wàllu imaama àtte na ko kooku ku nu xam la kooku jotewul dara ak ngóor jigéen ki nga xam ne juddu na cër yi mel ni mel dañ koy yar mag ñi loolu yàggoon na fi ñu fexe yar la ba sa cër yi nga dellu si waat booy wax ju xaw a jigéene ñu ne la waxal wax ju dëgër góor day wax ju dëgër sooy dem di toog ci biir jigéen ña di leen fréquenté ñu ne la hé góor ca góor ña jigéen ña ca jigéen ña loolu bokkul ak dara ak li nga xam ne moom la ñuy wax beneen bi balaa ma ko fàtte mooy wax ji dikk ci wax aji wax ji sama maam joojooy nee na mooy li mu wax ne waaw yàlla daal li mu tere mooy njaaloo bi nga xam ne nii ànd ak jigéen ànd ak góor yooyu leer la yàlla tere na ko mais am na yoo xam ne nii dañ cee mos a noppi maanaam mbirum góor jigéen dañ cee mos a noppi kon dañ cee ba ci mag ñi woon ci réew mi mu cité ñu bari ne dañoo mos a noppi ci ngóor jigéen tudd naa ñaar ñoo xam ne buñ ci waxoon doy na jarul ñuy ñëw ci mag ñi muy yàllaa kub yenentam point ndax ida tanazatum fi shay'in faruddu ila allahi wa rasul bu amee lu ngeen di xëccoo yàllaa kub yenentam ñooy àtte mais ñii seen wax dafay firi rek wax yooyu moo tax ñuy indi sax seen wax mën nga tudd mag ñi ci réew mi te sa xel demul ci ñaar Sëriñ Tuubaa ak Alaaji Maalik ndax mën na nekk ñoom ñaar ñëpp kaay ma wax la luñ bind ci ngóor jigéen Cheikh Alhaaj Maalik téereem bi mi ngi tudd Faakihatu Tullaab ci tariqa tijaan lay jàngale lawraade gi ni mel dafa dem ba ci biir mu am benn chapitre boo xam day wax ci liy wowal xol Cheikh Ahmad Tidiane wax ko ci Jawaahirul Maani mu woyaat ko fii bi mu waxee loolu bay jeexal daf ne fal nat baadaha ma atal ibrisu an qutbihi alladi lahu tabrisu munqatian an il ilahi l abdu bi fiilihi wa lil ilahi alhamdu
dane maa ngi cité gannaaw bi mu waxee yi wowal xol loo xam ne borom Ibris muy Ibnul Mubaarak moo ko nettali jëlee ko ci kilifaam ga muy Cheikh Abdoul Aziz Dabakh mi ñu tuddee Alaaji Abdu marocain la nitu yàlla bu mag la mi ngi nekkoon Maroc borom cër la sa bis mara bi ka layam ci njàng yàlla defal ko fatu kaamil bi loo ko ci wax mu firil la ko ci biir téere boobu taalibe bi di ko laaj daf ko citeel ay mbir yoo xam ne boo ko defee da ngay déconnecté sa diggante ak sa borom su amoon relation yàlla relation ba yàqu na Cheikh Al Hadj Malick di ko lim ba ci biir mu ne fumal liwaatu wa kazaka darbu li maratin lam yëkku minha zanbu yii dafay dogaate ci yàlla mooy lan ak ngóor jigéen al liwaat ak dóor sa soxna su deful dara day tax sa relation ak yàlla yàqu liwaat la jëfandikoo fii Cheikh Al Hadj Malick beneen téere bi Serigne Touba moo ko bind mu layinu sudur la ko tuddee luy nooyal dënn maanaam luy nooyal xol luy raxas xol dafay indi ay chapitre ba indi chapitre boo xam ne ci kabaayir lay wax maanaam bàkkaar yu mag yi bàkkaar yu mag yi lay cité mu nekk di ko détaillé bàkkaar yu mag yi cër yi juróom-ñaar ak bu ne bi mu ciy participé bët ak làmmiñ ak loxoog ba yegg si ci pëy mu ne pëy ñaar lay def ci bàkkaar yu mag yi ma jàng bayit bi soog di ko firi dane zinan liwaatun bi furujihim faqat xusaa fa man maala ilayhima saqat mu ne pëy sexe ñaar lay def ci bàkkaar yooyu mooy njaaloo ak ngóor jigéen mu ne ñaar yooyu ku koy def mu ne daanu nga sa digganteeg sa borom bu fekkoon tabax la kon màbbu na waa léegi ñaar ñii lii ñu bind ndax moom la ñu gëm wala waxu aji wax ji moom la ñu gëm mais bu fekkoon ñoom waxuñ ci dara ndax dañoo mën a jeexal lépp mën na am yeneen yu ñu nekkoon di ko jàngale ba loolu fàbbi leen mais téere bi nga xam ne suba ngoon bukuratan wa asilan ñi ngi koy jàng téere bi saar bi nga xam ne nii moom lay saar yi wala aay yi muy terate ngóor jigéen ay vingtaine aaya ci alxuraan mooy ñëw di ko ŋàññi kon am na wax yoo xam ne nii defe naa waxu ku bëgg a wax la waaye nag du wax duy bette li ma waxoon nag laay daanelee mooy nag yenn combat yi boo ci nekkee am na ñoo xam ne buñ ci àndee moom moo lay tiital waaye am na ñoo xam ne buñ ci àndul franchement da ngay bég da ngay kontaan xam ne lii nga xam ne moom nga nekk di ko def lu am valeur la te du am njëriñ la moo tax ñu am valeur ñëpp a ci ànd waaye nag ku jaar ca weneen yoon wa ñeneen ña jaar ca weneen yoon wa rek nga mën a àndal ala kulli xaal ànd sàmm jikko yi ñoo kilifa gi ñu ngi lay déglu Niass asalaamaaleykum. waaleykum salaam bisimilah. asalaamaaleykum. waaw ni ma ko doon waxee. waaw ñu ngi lay déglu. yokkal leen ñu fii s'il vous plaît ñu mën ko dégg fii ah Amadou Tour. nit ku ne li nga mën a wax. waaw. bu fekkee ne jullit nga. mooy li nga xam. ok. loolu nag jotewul dara ak supputation. may la ñu retour fii s'il vous plaît. ma ne loolu bokkul dara ak ay supputation ay kii une enchère. wala ñi nga xam ne. ok. anam am na fa xam nga yéen seen débat yi dafay nekk débat wu tout venant. débat wu. waaw tout venant. ok. tout venant li français di wax tout venant. bu waaye jógee rek dugg ci pecc mi. amul am naa xam-xam amul dara. waaw. da nga ci dégg wax yoo xam ne sax yow ci sa bopp da nga koy séene waxu nit ku fele la. moom ku fele. ok mais on passe quand même. man daal li nga xam ne sama xam-xam ci la yem. mooy li yonent bi waxoon ak i saxaabaam. mooy lan. niñ doon doxalee. mais bëggoon nañ xam aussi sa position par rapport ak criminalisation bi nga xamante ne ànd sàmm jikko yi yóbbu nañ ko assemblée ndax bëggoon nañ ci xam sa position en tant que kilifa diine. dama ne mën naa nekk sax kilifa diine mën naa nekk kilifa politique mën naa nekk kilifa borom opinion mais li ma bëgg a wax mooy. dans le mot criminalisation crime n'a jamais existé. ah crime amul. déet te kenn déet bu crime amee duñ ko criminaliser xam nga li cosaanu crime mooy rey nit. te soxla nañu criminaliser rey nit. xam nga soxlawuñu. mais criminal ñu def nañ ko vol de dama ne déjà nit ki bu criminaliser nañ viol tamit. ay propos bu dee dafay véhiculer ay idées
dafa war a am benn continuation logique. ok si dis je criminalise ça veut dire que y a jamais eu crime yow yaa bëgg a criminaliser. ok. xanaa loolu leer na. donc man nañ ma laaj li yàlla wax ak li yonent bi wax ak li jullit ñi di doxal depuis junni ak juróomi téeméeri at. mais pourtant lii sëñ Mountakha sa kilifa di xalif yi ngay wax xalif généraux yëpp ñoom ñoo porté combat bi ñoom ñoo signé pétition bi ñoo yabal ànd sàmm jikko yi. non ñi ko wax loolu c'est pas vrai. ah non ñoom ñu ngi nii toog. waaye dama ne loolu c'est pas vrai maa leen gën a xam sëñ Mountakha. mais sëñ Mountakha signé na pétition bi sëñ Babacar a ngi nii. sëñ Mbaye Sy Mansour. c'est pas waaye déglu ma rek. xam nga boo jógee. waaw bu dem ñu recevoir la. il y a des audiences. qui sont des audiences protocolaires. salaamaaleykum jox la nekk naan. ma jox la kii bi nangam. nga daal di ne nangam ñu ne loolu dañ la wax nii rek. ok nga jël nag daal di ne man ci turu xalifa yi déedéet xalifa li ñuy wax ñoo koy waxal seen bopp. xale bi sax dañoo moomul diine ji leen moom mais ñoom moomuñ diine ji. dama ne man li ma wax. waaw mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. la mu doon jëflante. ak liñ fi bàyyi. ak liñ doxal gannaawam ba bés ni tey. ok man loolu laa wax. merci jërëjëf leer na jërëjëf. ok buñ bëggee génn loolu nag. bëgg a indi ay groupe de pression ak nañ def nii yooyu beneen affaire la ko ça c'est de la politique. d'accord kon jàpp nga ne jërëjëf Niass. jërëjëf man ci politicien ci chef de parti d'accord na. waaye dañ ko yóbbu ci politique buñ ko sosal yàlla de. ok jërëjëf Niass jërëjëf ñu ngi lay gërëm bu baax. je pense que war nañu leeral aussi bi Ahmed Khalifa Niass duggee. vraiment mënu ma ko bàyyi mu jàll. jox Babacar aussi parce que li mu wax ne ñii kilifa dina yabaluñ leen am lu mu ci wax. foog ma bàyyi sëñ Babacar. mu wan ko preuve yu leer. askan wi xam ne. lépp leer rek voilà. parce que tey plateau moom waaw jërëjëf sëñ Mass. vraiment ñoo ngi am mbégte bu baax. après Pape Ndiaye ci jotaay nga préparé pour mën a ñëw ci. d'abord nga may ma aussi vraiment ma rafetlu. intervention bu honorable député Abdoulaye Wilane. vraiment noonu la ma ko waxoon au téléphone. ok ni ma samay conviction ak askan wi fi mu féete foofu laa féete. te wax na ko tey publiquement ñëpp dégg ko vraiment ñoo ngi ko ci ndokkeel. it di séentu ni gis-gis boobu mu am. man jàpp naa ni député yëpp gis-gis boobu rek la ñu am. ok xëy na amaana ñàkkul tax am ñu génn. waaye ñëpp fii ci fii la ñu mujj ndax ñu ñëpp ay sénégalais lañu. te sénégalais ci boppam ñoom ñoo bëggul mbir mi ci boppam. absolument mbirum góor bi jigéen kon honorable vraiment ñoo ngi lay ndokkeel bu baax di la gërëm. ok man na xam naa ni je suis un peu gêné. xam naa penewu ndax ñun nit ñu yare ci ay teggin. laajul mag wax nga ciy tegaat baat. ñun xamuñu loolu vraiment jànguñu ko. ok kon naxjul xadaay laaj waaye damay leeral rek. dama ni moo tax ma ni je suis gêné. je suis gêné waaye nag laaj na ko. ndax lu demee nii boo toogee ci am penc. nit jóg fa daan ni leen kilifa yi nangam ak nangam waxuñu. loolu waa wax dëgg yàlla loolu lu doy waar la noonu rek laa ko mën a waxee lu doy waar la. bataaxal bii li may wax ni ku ma xam ku nekk xam ni. wax dëgg yàlla nit ñëpp a ngi ñuy déglu. Sénégal gépp a ngi ñuy seetaan. lii Serigne Mountakha Mbacké moo ko signé. jox ma téye ko. sëñ Mountakha bu la neexee nii. Saliou Bay jël ko voilà. sëñ Mountakha Mbacké moo signé lii. bi mu koy signé yi tamit mën naa wax ña ko fekke woon ñëpp bi ma signature sëñ Mountakha. lii sëñ Mountakha ko signé en personne moo signé cachet mi ngi nii. ba noppi def ci numéro téléphone boo xam ne ku ne mën na cee woote. mooy ñett yi ma waxoon sànq ni ci criminalisation damay lim kilifa yi ba noppi ñëw ci loolu. bii sëñ Babacar Sy Mansour moo ko signé. waaw ak cachet. voilà bi sëñ Mbaye Sy Mansour moo ko signé ah. sëñ Babacar Sy Mansour ah. moom moo signé bii. ok waaw. kon ku wax ni xalifa yi yëguñu ko. loola la nga wax yow la engagé. et c'est important ñu lire lan lañ signé. danaa ci ñëw damay lim xalifa yi ba noppi. bi Cheikh al Bekkaay moo ko signé. xalif général bu Xaadiriya. Ndiassane moom moo signé boobu. moo signé bii ah. waaw ok sëñ Mouhamadou Mahi Niass moo signé bii ak cachet. na leer. Zal jëlal bi ah. sëñ Mahi Niass moo signé bii. moo signé boobu. xalifa Medina Baye. waaw sëñ Abdourahim Seck moo signé bii yàlla na borom bi dolli ko yërmande ak ok fay ko. mi ngi nii ah. mooy xalifa le défunt xalif de Thiénaba. parce que bi ñu koy signé moom moo fa nekkoon. absolument. sëñ Assane Seck fi mu nekk nii rakkam moo fa nekk. ok bii xalifa Medina Gounass. Thierno Ahmad Tidiane Ba moo ko signé. Thierno Ahmad Tidiane Ba. Zal mi ngi nii ah cachet mi ngi nii ak cachet bi ah. ok. bii xalifa Léona Niassène moo ko signé sëñ Cheikh Tidiane xalifa Niass. mi ngi nii xalifa Léona Niassène ah leer na. voilà. bii sëñ Muniru Njegéen moo ko signé. ok.
maam Alaaji Thiès. la famille Ndiéguène. vraiment doy na. doy na non li signé li nga woon ni signature. ok baax na leer El Hadji Mame Abdou Dramé. bu Andoulaye moo signé boobu. ok oui oui. jël en train de faire nañ bàyyi mu àggale. ok yaa ngi dégg. waaw bàyyi mu mat. El Hadji Mame Abdou Dramé xalifa Andoulaye moo signé boobu. moo signé bi muy Andoulaye. ok ca wetu Ndande. Serigne El Hadji Modou Cissé xalifa Jaamal. macha allah moo signé bii def ci cachet bi. Zal jëlal. Jaamal moo signé bii. waaw baax na waaw. Imam Fansou Bodian. Bignona moo signé bii. ok. yii ma ci teg yëpp lu ci nekk xalifa la. Cheikh Madani Tall. Cheikh Madani Tall ah. famille omarienne. famille omarienne seen signature mi ngi nii ah. waaw waaw leer na. Serigne Abdoulahi Thiawlaay. waaw sëñ Abdoulaye Thiawlaay moo signé bii. ah waaw. je pense que li leer na nañ ah. parce que preuve à l'appui. ok El Hadji Ousmane Ngom xalifa Pall. Mame Rawane Ngom. ok moo nekk nii. ah. signature bay nekk nii. Serigne Makhtar Seck xalifa Ngourane. moo signé bii. ok mi ngi nii. nga topp ko nii. sama xarit. ak yii yëpp. yow mu ci loolu. mieux. mieux danaa dikk ci ñetti tomb yi ñu signé mais mieux. xalifa yooyu yemuñu ci signé rek. lii sëñ Babacar Sy Mansour. texte la bind ci kii bi texte ay waxam mi ngi nii. ñuy wax déclaration. signé ba noppi commenté ko. ay wax. bind moo ëpp doole ay wax. ok bind. moo ëpp doole ay wax. c'est ça. yamul moom ci wax ko kese. dafa bind jox ñu sëñ Babacar Sy Mansour mi ngi nii. teel maas wan ko. teel ko. mi ngi nii. mi ngi xaar ñii leen. teel ko wane ko. te ñu may ma tuuti ma taxaw foofu. bi ñu seetee. sëñ Babacar Sy Mansour moo bind lii. bien sûr. ok bi ñu seetee sëñ Abdou Aziz Sy Al Amin. di waxtaan ak moom ci le code de statut personnel. wax ko ni ko historique bi moom lépp xam na ko parce que moom moo ko doon piloté. ni ko daal dañoo bëggoon ñu yëkkatiwaat ko ak ñu dugal ko. muy code de la famille bu musulman yi. appliqué ko ci jullit yi. ok waaye ci dénkaan bi dafa am lu am solo la mu ñu waxoon. dafa nañu léeg-léeg may dégg ñu naan sëriñ si nañu wax. mu ni ma ñun bañ nekkee ndaw am na loo xam ne daawuñu ci xaar mukk suñuy kilifa te kenn ñemewu ko woon. ndax ñoo ko mënoon. soo xisee am sa kilifa ni la lii taxaw ci la ca des nag ci yow la des. te yaakaar naa ni vraiment processus bi ku am loo ci sikki sàkk ak loo ci kii da nga xamul li xew. ànd sàmm jikko yi posture bi mu am Nations Unies yëngatu na. maanaam pays pro-gay yi ci àdduna bi yëpp a yëngatu fi mu nekk nii. seen lobby yi ci biir réew mi yëpp ñoom ñëpp a yëngatu. parce que dañoo laal fi mata laal. du coow lu bari li ak wax ju bari ji mooy li am solo. li am solo mooy incidence bi action bi ngay posé acte bi ngay posé. ak la muy jur mooy li am solo in fine fan nga jëm. c'est ça le plus important. ok nekkul ci ni noo des na lii sëñ Mountakha ko bind. sëñ Mountakha Mbacké. déclaration bii nii ci mbirum góor jigéen mii le 23 mai. la ko def joxe ndigal. sëñ Mountakha. waaw moo bind yónni rakkam sëñ Ahmadou Badawi moo def déclaration bi. li may wax nii ci plateau télévision laay waxee. xam nga keroog bi ñu defee le 23 mai bi ñu jaawatee fii. fa laa déparé man continuer directement dem Touba ca kër sëñ Touba ga lañ defee la déclaration la. sëñ Mountakha yónni sëñ Ahmadou Badawi di rakkam moom moo jiite Rawdu Rayahin. boole ko ak sëñ Mountakha Pakala mi nga xam ni ku xam sëñ Mountakha xam nga ko. boole ko ak doomam. ok ay doomam sëñ Bassirou Mbacké moom sëñ Cheikh Assou Fall. d'ailleurs le 23 barki démb ñëw na. te ku ne xam na ni liggéeyu sëñ bi lu ci bari ci wàllu biir moom moo ko yor kon fu mu teew na ci ndigalu kilifaam. n'est-ce pas kon loolu c'est important ci ñu wax ko ci ni. kilifa gi doon wax léegi xëy na dafa amul kon la bonne information. man loolu laa jàpp ne xëy na dafa amul la bonne information. ok waaye lii ñuy wax bala ma koy fàtte ci ndigalu. na ñëw ci continue. ci ndigalu kilifa yi lañ ko wax. ok loolu contenu bi nag li ñu signé woon lii la. waaw maanaam kilifa yi yëpp li ñu signé lii la. li ñu signé lan la. mooy maa ngi wane sama opposé wu. ak wan ginnaaw ak bañ mbirum góor jigéen. ak agenda bi nga xam ni tey jii ñoo ngi koy doxal ci biir Sénégal mu jëm horizon 2026. ngir lan am société boo xam ne xeet wuy dëkk woo xam ne si boddee dootu ci am. te ñoo xam li ñu ci jublu. te loolu noonu lañ ko nosé te yaxal ko ci li ñuy wax la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité des genres. te loolu du impliquer ay droits yoo xam ni góor jigéen ñi mën nañ ko ami ci réew mi ñoom ñëpp signé nañ ni loolu ànduñu ci d'accorduñu ci. ok muy benn. daan ni ñoo ngi attirer attention wu autorité politique yi. ni ñoom ay ndaw lañu képp yoo xam ne dañ leen a jox sañ-sañ ak doole.
kon ña leen ko jox nañ leen di bàyyi xel xam ne ñoom ñooy seen doole. kon nañ leen di bàyyi xel ci seen i bëgg-bëgg ak seen i gis-gis ak fanu joxañ waaye ñetteel bi ñun ñoo ni exiger la ñu wax. ok ab loi buy criminaliser homosexualité. lesbianisme ak mbeleen mbir moo xam ni mi ngi dugg ci biir LGBTQ. zoophilie nécrophilie ak assimilé fii ci Sénégal. mboole seen ñoom ñett yi lañu signé. absolument. bii sëñ Cheikh Tidiane Khalifa Niass la. Khalifa Léona Zal wane ko nañ ko wane. signature mi ngi nii gis nga signature mi ngi nii. cachet ñaari yoon la ko ci teg. ok ba ci bërki dem bañ fa demaatee rek def na déclaration moom. nee na député yi bis bu ne ngeen voté loi boo xam si amalul njariñ kenn ku dul seen bopp. kon voté leen loi bi nga xam ne askan yëpp a ko laaj. Khalifa bi wax na loolu. ok te partagé nañ ko. kon yaakaar naa ni en vérité mbir mi lu ñuy laq-laqal ak lu ñuy kii amu ci. ok yaakaar naa ni mënuñoo toog fii quand même. jërëjëf leer na mënuñoo toog fii xanaa nga koy waar benn pour Ahmed Khalifa Niass moom tam na signé. mais c'est excellente idée. d'accord jërëjëf dama nga seeti ko mu jërëjëf boo leen jógee lay bañ a am. ok non pour lay bañ a am rek. non mu naan kenn voilà non dinaa ñëwaat ci yow. waaw moom fu mu teg aussi ay kàddoom aussi xel mun na ko nangu parce que mu ngi wax ne góor jigéen nekku réalité au Sénégal certes sax am neen ay nit yoo xam ne mun nañu wax ne ay góor jigéen la mais mu ngi wax ne aussi mag yi baax yi fi la leen fekkoon mais inquiété wu leen aussi. fa laa bëgg ñëw. ku bëgg wax ne ñu mag yu baax yi bokkuñu jamono. ok ñun bokkuñu ci xale yu toog naan mag ji rek lañu lépp toog croiser les bras ñun bokkuñu ci xale yooyu. dañoo gëm ne mag yi dañoo am ay enjeu c'est ay jamono yoo xam ne ñoom dañoo sol seen dàll newuñu suñu ay sëtë gi ñëw dañ ko régler dañoo taxaw régler ñu ko ñoom it ñoom mënuñ ñu régler suñu jamono ñun suñu jamono kenn ku nekk sufiyanke yi ñuy wax naan al aarif ibnu waxti yi maanaam ñun suñu jamono bi ñun ñooy les maîtres de notre temps ñun ñoo ko war a régler man xaaruma ay mag pour régler suñu temps bi mag yi tamit seen jamono ak suñu jamono bokkul jamono mag ñi cheveux naturel amul woon opération yi gars yi changer sexe amu fi woon mag ñi bokkuñu réalité ni sociale ni scientifique ni culturelle ni politique donc kon man ku may invoquer mag ñi sax may jàpparee waaye même pour débat mag ñi allons-y Ahmed Khalifa dama ko déglu mu wax li mu wax yëpp 100% yëpp il ment waxul dëgg c'est que c'est grave nag d'avoir plus de 70 ans taxaw à la télé di wax des contre-vérités je suis désolé de le dire et ça m'attriste de le dire mais li wax c'est des purs mensonges ensemble jikko yi nekkul dans l'amalgame ay kii dafa xaw a efféminé wala kii baatam bi dafa sew lii waxi tappale la man moo tax man la na leeral ban agenda la bokk ñun waxuñu waxu ay baat on s'attaque pas à des réalités morphologiques wala boog physiologiques cool yi mooy ñun suñu temps xale sax am nañu ay xarit yi nga xam ne dañuy lettu ñu xam hip hop xam la mooy R&B ak lépp am ay copains yi sol jaaro ça nous pose pas de problème am ay copines yi nga xam ne comme ay góor sax ñoom dañu doon football sax ak ñun ay jigéen lañu on les a pas traité de lesbiennes c'est que lii mooy amalgame lii mooy kuy jaay muusantu yaakaar ne yaa gën a muus nit te yow muusoo fii ñu la gën a muus ñoo fi taxaw te defuñ dara donc Ahmed Khalifa li muy wax c'est totalement faux nous ne sommes pas dans la stigmatisation morphologique des individus nous sommes dans des pratiques LGBT yoo xam ne la loi bi ñu propose daf ko leeral lii mooy benn ñaareel ba il dit que mag ñi xeexuñu ko waruñu ko fi xeex mag ñi ñu ngi woon ci chariatul Muhammad yi ak ci sunna yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mag ñi lépp lu diine bañ dañ ko bañoon lépp lu sunna rafetal di ko yeewanal dañ ko yeewanal rafetal ko mag ñi ñoo teg seen tànk xaqiqatan ci sunna yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moom utanaa mag yooyu moom ndax mag ñi sunu su ma waxee sunu nag mooy enseignement yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi moo ñu jàngal nañu soo leen gisee sax ay góor jigéen raye leen ku koy def ak ku mu koy defal lii hadis la donc amalu ashaabu Lut ko leen fekk mu ñu koy def ray leen al fa'il ak ki nga xam ne mooy maf'ul bi ñaar ray leen lii mooy sunna Yonent bi sallallahu alayhi wasallam te lii mooy charia te charia bi tamit c'est pas nouveau lii moo nekk ci biir Bible soo demee dans la Bible soo demee lu ñuy wax Pentateuque le Pentateuque mooy sax le Torah originel mooy ce qu'on appelle les 5 premiers chapitres 5 premiers chapitres boobu benn chapitre yooyu ñuy wax Lévitique ñu ngi fay wax foofu àtte góor jigéen boo demee Lévitique 18-22 di nga fekk ni yàlla mu ngi joxe totalement consigne tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme c'est une abomination boo demee ba tey Lévitique 20-13 Dieu il commande de tuer ceux qui vont chez les hommes comme on va chez les femmes te lii ma wax nii mooy Torah mooy àtte yonent Yàlla Moussa yonent Yàlla Isa ba mu ñëwee dafa ne je suis pas venu pour abolir la loi je suis venu l'accomplir donc loi bi mooy loi yonent Yàlla Muhammad mooy loi yonent Yàlla Isa mooy loi yonent Yàlla Moussa mun naa ko andi seen téere yu bëri yu mu bëgg yoo xam ne dégg naa ko ne ay amalu ashaabul Lot 6000 ans li muy wax moom c'est exactement li benn imam bu nekk France ñu wax imam Ludovic Mohammed Ludovic moo bind benn livre tuddee ko le Coran et la chair imam boobu góor jigéen la
buy défendre góor jigéen ñi. imam boobu sax il soutient dans son livre que asxaabu Lut li tax yàlla avilir leen c'est pas affaire góor jigéen c'est pas un péché. il soutient que moom li tax yàlla avilir leen mooy que manque d'hospitalité ak viol collectif leen yàlla alagé mais pas homosexualité kooku il dit que homosexualité dafa dagan ci islam. moom imam boobu Ludovic Zaïd Mohammed il est en France. imam boobu il soutient sax que dafa am ay compagnons yonent bi sallallahu alayhi wasallam yoo xam ne ay góor jigéen la doon. sosal na ko mel ni Abu Hurayra ne c'était un PD yonent bi xamoon na ko. wax ay yeneen yu bëri. Ahmed Khalifa il fait la même chose que cet imam-là et c'est extraordinaire imam boobu am na un lien avec une école qu'on appelle l'EHESS EHESS mooy l'école des hautes études en sciences sociales am na ñu bëri ñu fa jaar am na ay liens ak ñi ko décoré moom loolu xam naa beneen débat du ma si dugg ñi ko décoré UNESCO saak yëpp mais école boobu am na benn fabrique la bi nga xam ne de d'ébullition sociale bi nga xam ne ñu ngi koy jéem a def dans beaucoup de pays donc Ahmed Khalifa sincèrement li muy wax yëpp c'est pas vrai waxul dëgg fi may daanee nag mooy te loolu moom metti li mu wax nag man li mu wax ay aw moo bagg ak doo prof man yooyu vraiment ça me pose pas de problème li ma metti mooy li mu wax ne Seydi Ahmed Tidiane Chérif qaddasallahu sirrahu ne amoon na ay compagnons góor jigéen ba pare mu xam ko bàyyi leen li je dis directement waxul dëgg dafay fen c'est pas vrai et c'est grave sax de souiller l'image de Seydi Ahmed Tidiane c'est grave de le souiller pour ay contre-vérité ak pour se donner raison lii je trouve ça lâche je trouve ça obscène je trouve ça petit de sa part Seydi Ahmed Tidiane dafa taxaw xaqan ci sunna Yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ne moom lépp loolu ma déggal iza sami'tum anni shay mu ne fa zinuhu bi mizanil shar'i su ma déggalee dara sax mu ne pees leen ko ci balance charia ne fa in waafaqa mu ne su àndeek moom mu ne kon fa amalu bi waaye wen xaala fa fatruku bu wuuteeg moom rek mu ne dàq leen ko mënu ma koo wax ndax man ci charia laa taxaw mais naka la ku taxaw ci charia di cautionner benn mbir bi nga xam ne mais lii c'est extrêmement grave mu ne góor jigéen abomination la selon l'islam yàlla sax daf ko ci alxuraan su demee xanaa surtout Shuara sax aay bi dafa ne dégg naa ko mu ne alxuraan yàlla tere fa góor jigéen waxul dëgg xam nga Ahmed Khalifa lu grave ci moom mooy il croit que daf moo gën a jàng Sénégal Ahmed Khalifa man dama jàpp est-ce qu'il n'est pas devenu sénile yemul foofu Ahmed Khalifa xam naa ne xaalis moo ko beewloo dafa mujj nekk mag bu réew xam nga ku taxaw def émission wane xalif yi ne xalif yaa signé nangam nga jël sa téléphone woote am kilo bu toll ni nga woote ak outrecuidance woote ne non da ngay di fen xalif bi parce que xalif bi saa yu wax sëñ Bass lay teg si tam mu wax moom xam xalif bi moo ko mandaté pour mu wax ñu dañuy fen c'est que dafa am li nga xam ne c'est même pas respectueux et pas respectable pour mag bi nga xam ne war nga nekk aujourd'hui fi nga xam ne su normaloon nekk nit la su nekkoon nit aujourd'hui war na fekk fi nga xam ne dañ ko doon toog di ko ziar di ko ñëw di ko laaj ay conseils di ko laaj ay mbiru taarix ci histoire du Sénégal mu siy joxe xalaatam waaye pas toog nekk si polémique ak say débat yu ñàkk fayda yi nga xam ne Ahmed Khalifa rus na wax lu am solo lu jëriñ doomu aadama yi c'est dommage nag dama décidé woon sax du ma wax ci moom parce que répondre Ahmed Khalifa perte temps la c'est quelqu'un bi nga xam ne qui est inutile pour la société wax dëgg yàlla mais lii mënuma ñàkk leeral ni c'est des contre-vérités la boole pour jéem a dox ci maanaam doomu aadama yi lenn kese moo si positif nag moo si laa ci kontaan il démontre à la face du monde que nekk doomu ku baax taxut a baax nekk doomu sëriñ tamit taxut a nekk sëriñ li kese la ñu démontré ci émission bi te loolu maa ngi ciy remercier di ko si ñaanal yàlla donc mais projet de loi bi soxna Ndiap pour résumer rek c'est la volonté des Sénégalais des auteurs des kilifa leaders religieux dëkk bi yëpp ñu ngi koy porter kilifa yu baax maanaam ñu baax ñi ñëpp dañoo rafetlu projet bi ñu bon ñi nag ñoom dañ koo ñaawlu ñaari kese fi nekk dafa dama ne sàmm jikko yi ñoo fi nekk ak sànq jikko yi ñaar ñii nag ñun suñu combat c'est inéluctable mënul ñàkk am ñaar sànq je suis islamiste par conviction et dama gëm affrontement dans les choix et dans les combats dama gëm tamit violence dans certains combats dama gëm ni combat bi ce sera violent parce que dafa am ñu jukk pour seen intérêt personnel wala pour seen ay njaboot wala pour nëbbal seen bopp ay mbir bëgg yàq askan wi te loolu ñun askan wi duñ ko nangu donc kon sànq jikko yi sàmm jikko yi wax dëgg yàlla la balle est claire man alhamdulilah maa ngi bokk si waa sàmm jikko yi ñi koy sàmm gis naa kilifa yu bëri yoo xam ne ñu ngi génn wax ñooy ay références Sénégal mën naa si tudd ku mel ni imam Ahmad Rafaay kii kilifa la su waxee jullit yi la waxal si sàmm jikko yi la bokk ñoom imam Mor Mbaye bu fële ci Touba donc ak ñeneen ñi nga xam ne jarul tudd ñëpp wax dëgg yàlla ñoom sëñ Ibrahima Dramé nga xam ne ñii ñooy ay kilifa diine Sénégal fii ñoom imam Alioune Badara Ndaw man si kilifa diine yi ñii laa wekk ñii laa jox cër ñii ñooy ñi nga xam ne suñu waxee damay ne alhamdulilah sëgg waaye am na ñeen ñi nga xam ne ñoo nekk sànq jikko yi bu ñu wax ci aaya sax damay am lu ma métti ndax ay naafiq lañu ay saay-saay lañu ay noonu l'islam lañu ñooñu nag waruñu nax sénégalais waruñu indi leen en erreur lii combat sénégalais la au-delà de l'islam ñu dul juge sax bugguñu ko
ndax poids sacré beeg ñëpp ensemble jikko leen seet leen donc lii bu ñu ko jël def ko islamiser ko c'est pas une question islamiste gis naa tamit ay kuréel yu taxaw di kaas ne ensemble jikko yi am na yeneen combat yi ñu war a combattre donc lu tax ñu def focalité si focaliser wu ci góor jigéen je leur réponds leen wax ne leen ensemble jikko yi mënul xeex lépp Sénégal ñoom ñii di reprocher la ensemble jikko yi ñu ñàkk jom lañu te ensemble jikko yi ba ñu xoolee gis lii problème la ils se sont réunis ils se sont associés ils ont pris leurs propres moyens jug dox pour jéem a régler loolu ñoom bu ñu gisee tamit benn problème bi nga xam ne jàpp nañ lii problème la ils n'ont qu'à faire ce que ensemble jikko yi à faire ensemble ku nekk xeex dara suñ ko continuer d'ici quelques années incha allah lépp na saafaru waaye peut pas attendre dans un pays mboolee mi mooy benn seul kuréel régler lépp mënul nekk c'est vrai loolu mënul nekk